Paul ñu ngi lay nuyu. Baay maa ngi lay fay. di am plaisir dalal la fii ci biir plateau leral.net ñuy waxtaanee li nga xam ne moom moo di wàllu dressage ci lu jëm ci mel ni xaj mu mel ni ci loolu ngay yëngu aussi ñu bëggoon xam ban année nga commencé di yëngu ci wàllu affaire du dressage. Bon ci wàllu xaj. avant tout maa ngi leen di nuyu yéen ñi invité ma pour ma ñëw fi. di maslawu nag famille booy bi ñi nga xamal ne moom la xaj bi agressé. di leen jégalu bu baax parce que concerné na bépp éleveur boo xamante ne yaa ngi yar xaj quoi. ba ma duggee ci milieu xaj bi yàgg na parce que depuis tout petit jusque liggéey dressage ba ma ko commencé yaa pas mal presque en 2012 2012 laa commencé exercer wu ci liggéey dressage quoi ba voilà quoi. d'accord tey su ma doon wax xaj yi race bu ci nekk ci li nga jot a maîtriser yan race moo am. non race yi bëri na. race yi plus de 200 races de chiens. mais am na yu ci gënante am na yoo xam ne dañu naan dafa soxor am na yoo xam ne duñ defee dara tant que laaloo leen. bon tout d'abord y a la race qu'il faut d'abord choisir. parce que c'est pas parce que tu n'as jamais eu de chien rek da ngay ñëw rek jël race bu la neex li gën a wóor mooy nga dem xool koo xamante ne xam-xamam màcc na ci affaire de xaj nga jël foofu ay conseils waaw mais d'habitude Sénégal ñoom dañuy jël benn affaire xewal ko alors que le chien du mot du loo xam ne day xew comme yére nu muy xewee dàll nu muy xewee c'est pas ça. xaj balaa nga see dugg danga ko war a xam xaj nan lay xalaatee ak nan lay doxalee n'empêche tamit nga dem jege benn vétérinaire foofu côté sanitaire la mu wax la santé xaj bi comment ça se passe balaa ngaa dugg ci xaj mais xaj doo ñëw rek dugg ci noonu te informé woo mos sa se fait pas. da ngeen di faral di dresser xaj yi est-ce que jéem ngeen def benn association boo xam ne genre ku jël xaj yor ko ci biir këram te amul autorisation ngeen jël ci ay matuwaay pour bañ li amoon mu am li amul démb quoi genre. non en fait am nañ association bu tudd ACS maa ngi nuyu président bi Demba Bass au passage maa ngi koy nuyu. am nañ association bu baax boo xamante ne foofu yaa tout là-bas am na foofu ay maître chien comme man ñuy dresser xaj am na fa ay passionnés am na ñoo xamante ne ay amateurs lañ am ñoo xam ne sax mosuñu am xaj intéressé wu leen. mais est-ce que doon nañ def parfois ñu dugg ci biir kër yi di xool ndax ki yor xaj kër gi am na xaj mais ndax ki yor xaj bi am na autorisation am xaj ci biir kër gi. xam nga loolu du ñun loolu mënuñu ko gérer loolu autorisation xaj loolu mënul nekk nit mooy bëgg xaj utal ko boppam xaj dafa nekk mala boo xamante ne comme yeneen xaj yi comme yeneen mala yi la ay lapin ay élevage lañ wax. ku ne am nga droit jël lu la neex nga yar ko mais pas xaj am nga droit yar ko sa kër mais bokkul ak comme nga yar lapin sa kër ak xar c'est pas pareil ba n'empêche que yooyu sax da ngay jël conseil bu dee mosoo ko def mais xaj dafa nekk mala boo xamante ne yar ko am na tuuti risque parce que tamit mën nga am xaj boo xamante ne il a le sang chaud donc boo ko mënul contrôler tamit. là ça devient un danger. mais avant loolu sax yan genre xaj dañu war a am ci biir kër yi parce que dañuy gis kër goo xam ne këru famille mu am xaj ci biir kër yi yan genre xaj ñoo war a nekk ci biir kër yi. xaj yi non parce que ñi ko ñeme bariwul. xaj bu ne mën na nekk ci kër xaj bu ne. si tellement quelque ñu xam ñu koy seetaan. bon pitbull mën na nekk ci kër. berger allemand mën na nekk ci kër le malinois le berger belge malinois mën na nekk ci kër le rottweiler mën na nekk ci kër doberman mën na nekk ci kër dog allemand mën na nekk ci kër cani corso mën na nekk ci kër boerboel mën na nekk ci kër caniche mën na nekk ci kër tekel mën na nekk ci kër. mais est-ce que amul risque. ak yeneen yu bari est-ce que amul risque. benn amul risque am na risque amul risque ci lan. xaj la rek dafa cool mais am na risque bu fekkee ne li nga yor xamoo ko xam nga am xaj bu soxor te xamoo ne li nga yor nii c'est un chien très dangereux te bu ñu waxee doo déglu tamit loolooy problème bi accident bi am fële Pikine xaj bi deful dara le chien n'a rien fait xaj bi moom loolu mu def noonu mais le bien sûr
borom xaj bi. ndax lan. borom xaj bi xaw ma ko nag quoi parce que histoire bi version bu ne laay dégg mais je vais te dire une chose pitbull dafa nekk xaj boo xamante ne lépp lu mu def rek c'est juste pour faire plaisir à son maître. Au pied. Hey. Au pied. Assis. Couché. Pas bouger. Reste couché. Bien. Au pied. Oh, au pied. Bien. Très bien. Très bien. Recule. Allez, recule. Recule. Encore, recule. Assis. Bien. Donc loolu muy def noonu peut-être xawma mais peut-être borom dafa tàmm di def ay gestes yu violent ci kanamu xaj bi mooy waral xaj bi di répéter violence boobu noonu si tu es violent envers ton chien il devient violent envers les autres personnes. mais est-ce que tamit amul noo koy dresser ba tax na du attaquer nit ñi. bien sûr parce que man personnellement man j'ai un pitbull. mais man sama pitbull bi lu yeneen xaj yi di def lay def sama xaj bi mën naa ko bàyyi ci mbedd su ma tëddee sama xel day dal parce que am na éducation de base am na lu ma def ci moom te xaj bu mën a màtte la. mais est-ce que c'est normal tam lu mel ni pitbull nga bàyyi ko muy doxantu ci mbedd même bu dee dressé wax parce que yow tout le temps ngay nekk ak moom te xale yaa ngi ci mbedd. non su ma nee xaj day agité wu. su ma nee bàyyi ko ci mbedd bi c'est pas parce que dama ko war a bàyyi ci mbedd je donne un exemple. mais mbedd bi da nga leen di respecter mbedd bi xaj bi moo génn boppam ci biti. d'accord xam nga loolu des fois dina am xaj bi génn xaj mën na génn mais un chien équilibré du màtt nit ci mbedd ba mu génnee parce que bari na fi ay éleveurs yu yor ay xaj seen xaj yi di génn ci mbedd bi duñ leen sa taq te duñ xool xaru jàmbur bal lépp lu mën a exciter xaj duñ ko lijjanti. c'est ça qu'on appelle un chien équilibré te n'empêche que xaj yooyu noonu tey jii boo leen joxoon ordre pour ñu màtt nit dañ koy màtt mais loolu liggéey la xaj dañ koy liggéey xaj man li ma jàng mooy xaj mën na soxor di màtte normal màtte du caaxaande màtte mais muy déglu avant moo màtte. d'accord mais est-ce que xaj tam. comme ni xaj bi def démb. tiim xale bi di ko màtt est-ce que tam du dafa feebar. xaj bi je sais pas si il est malade ou pas mais du yoon xam nga dafa am benn problème bu am tamit mooy ci banlieue bi falaa dëkk mais dama koy wax ñu wax ko te dee banlieue bi lépp ci lu ñu dugg day ëpp loxo parce que lan jël nañ pitbull jël boo xamante ne comme kuy jënd Rico ñëppay jënd vite fait. xam nga normal sax këru famille nga def ci 6 pitbull. 25 pitbull mën na nekk ci kër mais parce que këru famille suñ ko waxee xale yaa ngi fa mag yaa ngi fa. nit ñaa ngi fi yor plus de 5 xaj ay pitbull ci kër famille te benn du ci déconné éducation de base dafa war a am tamit am na ñu ñuy jënd xaj tamit bëgg naa tamit ñi leen di jaay xaj dimbali leen quoi man bëgg a jaay nit ki xaj pitbull par exemple bëgg a lekk sa xaalis du tax ma ñëw jël loo xamante ne leer na ma ne bu màggee dina la sonal ma di ko def xaj dañ koy sélectionner balaa nga koo jënd tout dépend nag si liñ koy doyee parce que am na ñuy sélectionner xaj ci liggéey mooy les chiens de travail les chiens d'utilité tout ça mais am na ñoo xamante ne dañuy sélectionner xaj nii te xamuñu nuñ koy sélectionner par exemple koo xam ne mosul am xaj ci àddinaam ne pitbull la bëgg kooku pitbull la bëgg da nga ko xay nangul mais ak ki koy jaay tamit ban façon xaj la koy jox parce que am na ay xaj yoo xamante ne naturellement buñ juddoo rek seen dañuy wex xat
mais avant ngay jaay nit ki sax tey jii. bu ñu la pitbull laa bëgg. waaw est-ce que jarul nga ànd ak moom xool fi mu dëkk ndax foofu adéquat na pour mu yar fa xaj parce que kër gi waa ji yoroon xaj yi kër googu du lieu boo xam ne war nañ fay wax sax benn xaj waxtu ma la ak ay xaj. mais d'accord loolu dafa am parce que xaj dafa nekk mala bu bëgg liberté avant tout dafa soxla espace donc niche xaj sax boo koy defar sax dafa war a am espace bu rëy. xaj bi nag cage am presque cage bu ndaw la fa nekkee sax du yëngatu. bien sûr ci bois la nekk. mais gis naa fi ñu yar ay xaj sans pitbull sax yeneen race xaj di leen dugal ci ay kaaf yoo xam ne comme ay kaafu lapin mais da ngay wax ba sonn duñ la déglu. d'accord léegi yow nan nga yaakaar ne xaj moom nga ko war a dresser ba du matt kenn du xool kenn parce que xaj bi dafa agressif lekk na ay muus comme ni nga ko waxee ba ci laadum ci xar yu mag yooyu léegi yow boo doon wax tey ku yor xaj ci biir këram nan nga ko war a dresser ba du laal nit bay laal mal. xam nga nit ki mënul defaral boppam dressage bu dee moom du dresseur donc li ko war mooy mu dem ci éducateur canin ou dresseur xam nga dresseur ak éducateur canin bokkuñu. L'éducateur canin lui il vise à rendre le chien social et civique. Le dresseur il vise à rendre le chien utile. léegi ñaar yooyu na boo ci soxla da ngay dem nga woo mu defalal li nga bëgg mais pas nga jaay ne rëy baaxul mën nga nekk pas nga doog a dugg ci pitbull nga dem xool xale bu am 10 ans bu la ci njëkk sax mën na la jox conseil mais erreur yi am yëpp borom xaj yi la ak immaturité xaw gis nga nit ki maturité ak comportement day feeñ ba ci xaj day toppandoo borom xaj day imiter borom des fois donc am na yenn comportement yooyu yor rek xaj bi day répandre wu ci xaj bi day def loolu juste pour te faire plaisir. Hey, demi-tour là. Kay. Ici. Hey. 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 Là. Yeah. Là, demi-tour. Pied. Pied. Hey. Pied. Halt. Halt. Recule. Recule. Yeah. D'accord. yow en tant que dresseur est-ce que li ngay faral di wax ak xaj bi am nga ay langage codé yu utiliser ak moom. non langage codé loolu côté dressage la. wala côté complicité bi ngay am ak xaj bi. léegi si langage codé yooyu noonu. si ban façon langage lan nga ko mën a wax tey jii xaj bi dégg la yow loo xam ne man su ma ko waxee du ma dégg. non loolu su ma la ko doon expliquer tamit doo ko mën a comprendre. ah mais wax ko rek ñu comprendre quoi. maanaam xaj dafa nekk mala boo xamante ne côté psychologie la psychologie canine gis nga xaj maanaam yow mën naa di làkk xaj allemand quelques mots en allemand mais mots yooyu par exemple le mot attaque xam nga ñëpp a naan attaque mooy attaque mooy muy attaquer par exemple mën naa jël xaj bi ne ko caméra alors que mot codé la caméra maanaam si moom nu mu koy jàngale mooy attaque maanaam noonu lañ ko dressé maanaam boo waxee caméra moom attaque bi la koy déggee da ngay codé ay langage loolu am na ñu koy def mais loolu mënoo ko wax koo xam ne amateur la kooku kuy yëngu si milieu dressage nga ko mën a wax te côté dressage bi tamit am na ñoo xamante ne ñooy causer problème ñi yor pitbull yi parce que nit yor pitbullam ñëw ne la dresseur nga ne ko waaw mu ne la dama bëgg sama xaj bi soxor di garder yow dresseur bi yow nee nga dresseur nga jël xaj bi liggéey ko liggéey boo xam ne priorité bi mooy matt kese te xaj bi buñ ko nee assis sa du toog gis naa si bataay ñoo xamante ne ñu ngi yàq image yu dresseur yi ay soi-disant dresseur lañ boo waxee ñu ne dañuy def lu ñu naan déclencher mordant te matériel sax amuñu ko gis naa loolu sama téléphone yor naa si ay vidéo connerie ba taay ay nit yoo xam ne dañuy def dressage jàngal xaj mat te yoon bi sax xamuñu ko base bi sax xamuñu lan mooy mordant. d'accord comme yow ni nga nekkee dresseur ngeen bokk ci benn association comme ni nga ko waxee tout à l'heure. waaw ndax ak cas bi jot a am nii. ak li ñu jot a seetlu boobaa léegi ci pitbull yeeg ak ci
xaw ma berger allemand yi ngeen wax. ndax jël ngeen si aussi ay matuwaay pour lu mel noonu bañ a am ak ñan ñoo war a yor xaj normalement. non loolu parce que xaj du ku nekk jóg rek yor ko. loolu dinañ ci taxaw bu baax a baax dinañ ci taxaw bu baax dinañ am luñ def loo xamante ne bu soobee yàlla képp ku ne da ngay incarner dresseur wala soit képp koo xamante ne yaa ngi yor xaj di si fo di def naka su dul noonu après ñun dinañ xool nu ñuy def ak yow quoi loolu ñun ñoo koy gérer quoi. xaj bi màtt xale bi noonu. est-ce que foogoo na tamit dafa dul lekk ndax am na lekk buñ ko war a jox spécial boo xam ne ni dina tax xelam sax du dem si di attaquer yenn mala yi wala bay jot ci nit ñi est-ce que amul lu mu war a lekk tamit. non ça n'a rien à voir loolu jikko xaj bi la rek parce que nit bu yor xaj bu am presque ay 5 ans 3 ans. tu dois être capable xam sa xaj lan la xam ak lu mu xam ak lan la capable ak lu mu capable. d'accord pitbull lan la war a lekk d'abord. pitbull li xaj yëpp di lekk lay lekk c'est un chien comme tous les chiens. mais moom daf ci raw parce que dafa soxor. non parce que day attaqué rek. xaj yëpp a soxor xam nga soxor xaj loolu dañ koy liggéey ci xaj. mën naa am mën nga am pitbull bi doon xaj bu gën a tàppet Sénégal. keneen am xaj ordinaire laa wax de chien race simple yi mu gën a weex sa pitbull fuuf. man gis naa ay yeneen raasu xaj yoo xam du pitbull xaj yooyu noonu pitbull song ma matt ma moo ma gënal xaj yooyu matt ma parce que liñ def ci xaj yooyu la. d'accord mais est-ce que tamit parfois nit ñi dañuy agité tamit mala yi parce que da ngay gis koo xam ne day séen benn mala rek soit yuuxu attaqué ko moom tamit est-ce que dafay jéem a défendre boppam. xam nga Sénégal dañoo ragal xaj naturellement moo tax képp ku yor sa xaj nekk fu bëri nit da nga ko war a téye en laisse. am na ñoo xam ne mere nañ ma ci ba nii duñ wax te pourtant li ma waxoon seen intérêt la yàggul noonu y a 3 ans de cela benn boy bu demoon géej xaj xawma accident moo fa am xajam am ko mu song ñu naan màtt na ko ñu naan matt ko ba nit ñi ñëwee ci man ma ne li mu waroon def mooy dafa waroon téye xaj bi ci mbooloo mi ci waxu jooju noonu am ko dégg dem wax ko boy bi ne ko Paul de mu ngi fee di yàq sa der moom nag il a été kon mu ne taf na ma mais moo xam. d'accord man mais léegi kon yow suñu déggee sa biir wax xaj kenn du ko yor ci biir mbooloo. xaj da nga koy yor ci mbooloo mais boo demee Europe xaj yi dañuy dugg sa ci métro yi ci train. non man am naa xaj yu mën a dugg ci biir bus mais duma ko def parce que nit ñi xamuñu ko amuñ Sénégal fii amuñu culture xaj. xamuñu ko. mais aussi tamit kon moo dal kaaw waa Dieng yi parce que kër gi këru famille la am na ay mag. ay personnes âgées yu nekk si biir kër gi am na ay xale nga yar ay xaj yoo xam ne nii maîtriser woo leen loolu tamit war na tax seen association bi ngeen taxaw si bu baax ba kër gu ngeen gis ne am na ay xaj ngeen dem xool ki yor xaj yi ndax maîtriser na ay xajam aussi. waaw loolu mu xam nga tamit éleveurs yi dañoo bari macha allah dafa bari ku tëb ne xaj actuellement nii problème bi tax na ba ku ma bëgg a jaay pitbull doo ko mën a jaay. ku yor pitbull te mu ñu bañ la respecter sax mais man moom bu dee man rek dinaa def lépp lu ma mën pour ba képp ku yor pitbull ñu jàpp ne yow xaj simple nga yor. ndax léegi soo waroon wax ay qualité wu pitbull ba tax nit ñi taamu ko nii. non ñu bëri ñu siy dugg fii ñu bëri nañ siy dugg nii xamuñu sax qualité pitbull dañ siy dugg nii parce que dañ jàpp ne dafa xew. d'accord léegi wax ñu qualité bi nga xam. qualité pitbull. Pitbull c'est un chien très intelligent, affectueux, rigoureux, puissant, têtu. Dégg nga li mu la wax. dafa têtu kay parce que matt na booy nga sonn. non têtu. si il est têtu mais tamit day dégg. Le berger malinois. Berger malinois c'est le chien presque le plus utilisé au monde moom la gendarmerie du yor waa Sino Group. Et pourtant c'est un chien têtu. mais un chien très intelligent qui fait bien son travail bu dee jàngal nañ ko ko. d'accord yeah. léegi le fait que nit ñëpp jëlandoo ko ni Sénégal pour jëndi pitbull xanaa dafa yomb lu ñu jar. ah mais man de su may jaay pitbull du yomb ku nekk ak li ngay jaay mais dama gis ci banlieue bi ñi ba feneen sax ñi jaay pitbull ba 50 000 75 000 ñooñu déjà dañoo yombal affaire bi. ñàkkal fayda raas. d'accord yow li nga xam ne yaa ngi ci wàll boobu ñu yor pitbull tey seen kër bu feebaree nan la ñuy xamee ne mala bi dafa feebar ba mën na def ñombe. non mala bu feebar buy def ñombe ça dépend te ji xaj bu rage gisatuma ko fii presque Dakar mais am na ñoo xam ne ñu ngi négliger seen santé xaj yi seen carnet de santé
seen vaccin yi du nekk à jour di si lancer wàllu message pour képp koo xam ne yaa ngi am sa xaj muy pitbull muy beneen race fexeel mu am carnet de santé mu nekk à jour parce que genre accident yi mooy waral même sa xaj bu xoosoon nit sax yoon dina la laaj ndax xaj bi am na carnet de santé mais boo amul carnet de santé yow tu es foutu da ngay assurer sa xaj mu am carnet de santé au cas bu màttee nit wala leneen xew au moins ñu xam ne yow def nga dara ci xaj bi quoi. d'accord gis nañu aussi xaj bi màtt xale bi ak yeneen xaj yi nekk noonu ci biir kër gi dañ leen a mujjee rey yow en tant que dresseur nan nga yaakaar ne loolu la ñu waroon doxalee soit dañ leen waroon jël yóbbuwaat leen dressé leen wala dañ leen a waroon rey nga yaakaar mooy. man de sama baat ci kaw. xaj boobu noonu màtt xale bi. suñ ko tegoon sama loxo 1 mois 2 mois minimum xaj bi dootul songu kenn di ko màtt te dina dox ci mbedd bi te kenn du ko tàq. pitbull yàgg naa am xaj yu yàgg nañ ma jox xaj boo xamante ne borom day ne kii boo ko jël suul na ma koy rey pare naa ci xaj bi lii walla ma jël xaj bi liggéey ko ma ne ko may ma liggéey xaj bi. après mais instinct animal bi nekk ci biir xaj bi du jékki-jékki rek yow ci sa bopp sax ak loo ko dressé mu jaaxal la ba nga ne melu woon nii. instinct animal si mala yëpp la am xam nga naturellement le chien c'est un prédateur. Le chien c'est un prédateur parce que moo waral nit di ko utiliser avant le chien a été utilisé pour la chasse mooy rëbb. donc instinct prédateur boobu noonu mën day yeewu tout le temps mais yow yaay xam nooy canaliser sa xaj. parce que boo xoolee ki xaram yi mooy ki xaj bi songoon ay xaram kooku noonu genre xajam yooyu noonu mu leen utiliser c'est pas comme ça du question de da ngay jël xaj rek sànni ko sa terrasse bàyyi fa ay xar ne non dañuy garder foofu erreur la dafa am lu ñuy naan la sociabilisation da ngay jël xaj bi familiariser ko ak xar yi ñu xamante di nekk chaque jour bëri na fi ay pitbull yu nekk ci biir mbaaru xar duñ ko def dara mais boo jëlee say xaj isolé leen teg leen na le te yow déjà xamoo say xaj yan qualité lañ am wala yan caractère lañ am déjà jàpp ne ñu ngi garder yaa ngi def erreur. bés bu ñu c'est pas normal c'est erreur bu mag weesuwul loolu. mais dangay am sa doom mënoo ko yar kon loo koy juree bien vrai que xaj bi juróo ko mais yaa ko adopté comme doom donc. da nga war a def li moom dafa war a def li waar ci moom quoi mais pas di ko seetaan parce que xaj day réew comme xale di def lu ko neex bu amul ko gérer day def lu ko neex boo xefee sax mu dominer waa kër gi yépp foog ne moom kër gi donc képp ku am xaj walla képp ku am pitbull jàpp ne actuellement ni xaj bu bon nga yor fas yéene koo rey ndax lii xew walla fas yéene koo jaay walla leneen je te conseille bu ko def am na fii ñu nekk fii Dakar di liggéey comme liggéey bi may def mën a régler sa problème. kon ñun xaj yi ñu rey dee boobu ñu leen ko indi leen ngeen régler ko. non waruñu leen rey dañoo tooñ xaj yi foofu waa kër googu nag nañ ma jéggal ci wax ji peut-être duñ comprendre fi may waxee mais waruñu rey xaj bi peut-être dafa choc be da leen choqué affaire bi metti na leen. mais def tamit xale bi dafa metti aussi. déggoo li ma la wax. xaj bi moo attaqué. même xaj bi moo attaqué moo def lépp mais xaj bi li muy def noonu dafa jàpp ne peut-être loolu c'est normal parce que mala la. mais xaj bi am na lu ñu doon dugal ci biir bopp bi am na lu ñu doon def ci xaj bi du am temps boobu sax man sama xaj tout le temps xale yi dañuy jël ci chaque jour xale yi ku mu neex jël ci yóbbu géej sama xaj te pourtant heure liggéey bu jotee bu ma la nee xaj baa ngi nii yaa ngi nii bu ma ko nee mu dal sa kaw mu yàq la lépp ci yar bi la quoi. D'accord. waaw loolu la c'est pas normal daal kon ñuy jël xaj yi di leen def ñu agressif aussi. loolu ci benn message yi nga xam ne dañu yor ay xaj. waaw message bi may lancer képp ku yor xaj particulièrement pitbull jàppal ne xaj bi nga yor arme la du arme xaj yépp mën nañ nekk arme mais benn arme xam nga ban lan moo bon ci arme ci loxo yu mu nekk waaw. pistolet moomul boppam nit a koy moom mais si loxo yu mu nekk bu baaxul pistolet bi danger lay nekk mais bu pistolet bi nekkee si loxo yu baax lay nekk donc képp ku yor xaj na nga góorgóorlu nga fexe ut dresseur wala ku la gën a xam xaj mu dimbali la si nga jël conseil mais bul dugg si xaj rek parce que diw am na xaj damay ut xaj
ut leen ay conseils ñu leen gën a xam ci affaire de xaj ñu dimbali leen quoi loolu laa amoon lu may wax.